si loolu buur bi yëg affaire bi ne lu xew, jabaram ne ko moo ma doon sàkku. Yuusuf ne man day du ma kuy sàkku nit waaye comme noonu la dem na ba yey ma léegi nag buur bi ne ko léegi kon dañ lay tëj. gis nga yàlla su la bëggee def mu jël ko tëj ko moo tax léeg-léeg nit bu duggee kaso dañ naan dafa bokk si njabootu yàlla Yuusuf alayhi salaam maanaam njabootu ruuxam. léegi bi mu demee noonu buur bi tëj ko ay at bi mu duggee si kaso bi am ñu mu fa nekkal ñaari waxambaane kenn ki ne ko man de dama gént yu doy waar mu ne ko loo gént mu ne dama gént di naal raisin ba mu nekk vin. mu ne keneen ki loo gént mu ne ko man dama gént mburu nekk sama kaw bopp picc yi ñëw di si lekk. mu ne leen rek balaa ñuy indi añ bi wala reer bi dinaa leen wax ku si nekk sa gént gi lu muy tekki. di leen nettali fi mu jaar fi mu jógee ñamu nekkaloon ni ñu doon weddee yàlla li ñu doon def ba fi mu yëg sa tey. mu ne kenn ki yow mi nga xam ne da nga gént di naal raisin. yow buur bi daf lay jël teg la si booram léegi yow yaa koy toggal wala yaay nekk servant wam di ko xellil keneen ki mu ne ko yow buur bi da lay pendre. nga dee picc yi ñëw taxaw sa diggu bopp. loolu mooy gént yi. bi nga xamante ne demee na noonu ni mu leen ko waxee mu demee noonu léegi nag bi ñu leen libéré mu ne kenn ki boo demee fàttalil buur bi ne man maa ngi si kaso bi ba léegi. yàlla ne si waxit ne kon kii fàttali ne man maa ko teg fii kon naa ko bàyyeex buur bi ba xam. kooku tam bi mu génnee fàtte ne Yuusuf alayhi salaam yóbbante ne ko si buur bi. ba bés buur bi gént tëdd gis ne daal juróom-ñaari nag yu yooy yu amul doole yu maigre ñoo nekk di lekk juróom-ñaari nag yi nga xamante ni yu duuf la. affaire bi jaaxal ko nag buur bi xëy di laaj te waa man de dama gént juróom-ñaari nag yu yooy di lekk juróom-ñaari nag yu duuf. am na lu xew rek servant bi ka nga xam ne moom la Yuusuf alayhi salaam waxoon ne ko yaa koy xellil muy naan. mu nekk Yuusuf ku dëggu kooku. buur bi ne dëggu. mu ne ko waaw mu ne ko Yuusuf ayyuha siddiq. mu ne ko Yuusuf mu dëggu moomu day. boo ko yónnee si moom dana la wax gént gi lan la. mu yónnee si Yuusuf ne ko gént gi lan la mu ne ko juróom-ñaari nag yu yooy ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf. mu ne ko juróom-ñaari at yu njëkk yi mooy da ngeen di bay mu naat lool lépp baax waaye juróom-ñaari sa topp dara du baax. na ngeen denc si sàq yi lu ngeen dundee juróom-ñaari at ya sa topp. buur bi ne andil leen ma ko kii dama koy libéré teg ko sama boor mu nekk sama conseiller économique. à partir d'aujourd'hui wan Yuusuf alayhi salaam fekk ñële comme année de soudure yi commencé na. ñu ñëw ci Égypte pour ñaan seen dimbal bi ñëwee fekk fa Yuusuf fi gis leen xam ne ñii ay frère am lañ. xam ne ñii ay frère am lañ. mun leen lu ngeen bëgg laajte buur bi moom moo nekk ministre de l'économie. kii mooy buur bi. te ministre de l'économie bu waxee buur dina def. buur bi signé ne nañ leen jox mu may leen ba wis leen. ñu dellu ne papa yee fa ñu demoon ñooñu baax nañ dañ ñu may ba wis ñu. papa ñu ne la mën leen sant yàlla. ñu ne ko nag nee na li ñu toll nii moo tax mu defal ñu lii waaye bu ñu gënee bari mu gën a yokk loxoom beneen yoon. léegi comme Benyamin mii mu ngi fi beneen yoon bu ñuy dem nag ñu koy jox mu yóbbaale ko. moo gën bàyyi bi ne leen damay bañoon la dooloon Yuusuf. dalaat ko bàyyi leen ma ko fi rek. ma di ko dalale sama xol di ko giifale sama xol di ko xoole Yuusuf ndax Yuusuf mooy woon caat mu dem kii laa am bu demee gisatuma ko rek dootu baax ñu di ko baab ba bàyyi bi ne leen yóbbu leen ko ba mu demee ba delluwaat ñaanaat ndimbal ñu mayaat leen waaye dafa am nattukaayu buur bi la mu doon natte moom la ñu jël dugal ko si bagage u Benyamin Yuusuf moo ko def exprès parce que bëggul dëkkam dem parce que bu rakkam demee danañ ko sàkkal pexe ci diggante bi mu jël la buur ba doon natte dugal ko si saaku Benyamin parce que ku nekk dañ naan saaku bi ku ko moom ñu ne diw bii ku ko moom ñu ne diw mu jël saaku bi def si nattukaayu buur bi ñu jekki-jekki rek ñu may leen ba ñuy dem mu ne nattukaayu buur bi gisuñu ko de yéen taxaw leen ñu xool leen càmbar leen ñu ubbi saaku yi ba fekk ko si saaku rakk ji Benyamin ñooñu ne ko kii suñu rakk la buñ ko yóbbuwul suñu papa day dee ndax li mu ñu dénkoon si moom wax ba yeggal mu ne leen moom daal comme moom la ñu fekk pot bi si saakoom du dem moom la ñuy téye kenn am ñu volontaire ne kon téye ñu nga bàyyi ñu mu ne leen déedéet bu ma leen téye bàyyi ko kon yéen dama leen di tooñ dafa leen dara moom mii def moom la ñuy jàpp boobu bëgg na sauver rakkam téye ko si boppam mu téye ñoo ne leen rek dem leen ngeen rendre compte seen pap bi ñu demee rendre compte seen pap ne leen lii moo xewet mu leen baax na seen papa ndëkk commencé di jooy ba bët yi sëgg ndëkk ndax ñaari doomam ya dem te xamul nu muy def ba gisaat leen jamono di dox fekk ba ñuy dugg nag pour moytu cat seen baay dañ leen bu leen duggee benn buntu
waaye duggee leen si ay buntu yu bari ndax bu ku leen gis ne ñii fu ñu jógee sakkan nañ de ñoo bokk na wala ñoo bokk bàyyi cat topp leen laa tadxulu min baabin waahidin wa duxulu min abwaabin mutafarriqa. yu bañ famille di voyager ndoo. waaw merci cat. ba seen papa waxee loolu léegi mën leen dellu leen ngeen négocier bañ ñëw ba ñu delloo nag Yuusuf ne leen léegi nag yéen kii seen rakkalam ñu ne ko waaw mu ne leen nan ngeen defoon ak magam ñu ne ko magam jan ñu ne ko mu ne leen Yuusuf ñu ne ko yow yaay Yuusuf kon mu ne leen waaw man maay Yuusuf tey jii nag buur ba dee na ba tey jii ni man maay buuru Égypte yàlla def na ma buur tey maa ŋànk yëf yi yaa ngi dégg xam ngeen lan la dem leen ngeen dëkk ba ngeen jël sama yére bii ngeen sànni ko so sama papa ndax ma ngay jooy ba bët yi sëgg na gisatul bu ngeen ko sànnee rek bu soobee yàlla bu ko fóonee rek bët yi dina ñëw bañ demee ba laata ñu yëg si rek papaam ne leen inni la ajidu riixa Yuusuf man day xetu Yuusuf mu ngi may xeeñ bu fekkente ne nekku leen di ma nax yaa ngi dégg ñu ne ko kay moom la kay ñu jël yére bi sànni ko rek mu fóon ko rek bët ya daal day xool moo tax aaya boobu am na ñu ne boo ko bindee ak loo ko booleel insha allah da ngay gis ba kër balaa ngay dugg biir yaa ngi dégg idhabu bi qamisi hada fa alquhu ala waji abi yati basiran am loo ko booleel doo sëgg ba kër balaa ngay dugg biir suuf insha allah yaa ngi dégg ñu dem ba si biir ñu ànd ñoom ñëpp ñaata laa la waxoon 11 frères ak seen papa ak seen yaay ñu ànd ñoom ñëpp dem Égypte ñëw nangul Yuusuf lii ko yàlla may mooy 11 frères yi mooy 11 étoiles yi ak jant bi ak weer yi sujoot boobu nag du sujoot bi ñuy sujootal yàlla comme bu ñuy julli déedéet sujoot reconnaissance la li xéewal gi la yàlla jox léegi nag Yuusuf fa la nekkee buur dund ak ñoom ba suñu borom subhaanahu wa taala dogal li muy dogal si moom donc si gàttal loolu moom mooy histoire yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam liñ siy jàngate bu njëkk bi mooy bu la yàlla defalee xéewal waxuñu loo war a joxe wala nangam de mais am na loo xam ne jarul wax si kaw da nga koy nëbb ndax loolu la Yuusuf loolu la ko way juróom waxoon alayhi salaam li sa gént gi boo ko waxee say frère dinañ la fexel beneen bi mooy ñàkk a màndu ndax jabaru buur ba tooñ na ko ne Yuusuf daf ko doon sàkku te loolu amul waaye suñu borom subhaanahu wa taala setal na ko ba mu set wecc beneen bi itam mooy muñ bu la yàlla tegee nattu da nga koy muñ ndax yonte yàlla Yuusuf alayhi salaam ak way juróom nattu yi leen yàlla tegoon moom la ñu muñ beneen bi mooy nga xam ne lépp lu yàlla war a dogal kenn mënu si dara dinaay faral di wax ne yàlla fa mu denc cër yi teg ko fa loxub ku aññaan yeggu fa bay jël sa yëf yow Dieynaba Seydou Ba wala yëfu Mamadou Ndiaye wala yëfu Alaaji Mamadou Ndiaye fa yàlla denc cër yi di joxe loxo ku aññaan yeggu fa bay jël yëfu jàmbur kon uqdul hawaïja bi izzati nafs fa inna al umura tajri bil maqadir leen sallallahu alayhi wasallam waxoon ne mbir yi dee leen ko wuti ak teeyu bakkan ñu ne ko lu tax mu ne parce que yàlla noppi na démb laata tey di ñëw kon yooyu yëpp ay jàngat la ya nga xamante nii dafa amoon si histoire Youssouf maa ngi wax yaa ngi naan c'est passionnant moo tax yàlla ne ahsanal qasasi le meilleur récit te bu temps amoon bañ tàllalal la ko faram fàcceel la ko di nga xam ne lii mooy le meilleur récit bi nga xamante ni yàlla bi mu koy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana ko donte la avant ma la koy wax sax xamoo ko woon wa in kunta min qablihi la min al ghafilin histoire boo réere woon la man maa la ko baaxe waaye histoire comme ni ma la ko waxee bu ñu ko yàlla indilee si alquran pour ñu jàngat si la li positif ñu jël ko lii nga xamante ni moom mooy négatif ñu teg ko ne la kañaan feeñ na si ndax ay mbokkam añaane nañ ko waaye itam muñ feeñ na si delloo sa borom bi subhanahu wa taala sa bopp yàlla itam feeñ na si kon histoire yonte yàlla Yusuf alayhi salaam si gàttal loolu lañ si mënoon wax nee naa la papam yonant la maamam yonant la maamaatam yonant la xanaa kon moo kooku moo doon ay yonant waaw kay moo tax li olof naan la sa maam sata koy jël la sa ay maamam alayhi salaam jël na ko borom taar ba ki nga xamante ni fa tabarakallahu yàlla defaloon na ko lu mu defalul benn yonant mooy lu waay gént boo ñëwee wax ko à l'instant T la la koy wax laata ngay jóg fi nga toog ndax suñu borom subhanahu wa taala moo ko te gént bu nekk ak signification bu muy rek daal di am yenn saa yi sax nga dund benn situation nga ne waaw lii de man dafa mel ni mus naa ko dund donc yaakaar naa ne gént bu nekk ak ay saraxam gént bu nekk peut-être ak tracé vie bi nga xamante ne dafa xaw complexe waaw yow mën nga gént di lekk mburu kii gént di lekk mburu kii gént di lekk mburu te du bokk signification waaw ku si nekk même chose nga gént mais du bokk signification beneen bi yaa ngi wax léeg-léeg nga gis benn affaire defe ne da nga ko dundoon sa ruux moo ko dundoon parce que ñun suñu ay ruux moo ñu mag sa azal la ko yàlla def azal mooy lu amul tàmbali azal boo ko dégg léeg nag olof naan sa azal mooy lu amul tàmbali fa yàlla nekk te amul tàmbali yàlla fa mu nekk amul tàmbali moo tax sa ruux léeg-léeg nga gis dana wala kii de mës naa ko gis kanam gi jox na ma dara c'est ça fekk ne foofu la woon sa azal la moo tax ma ne diine yenn saa yi dafa raglu yenn saa yi dafa raglu ba voilà boo koy buñ lay wax yenn mbir yi sax dafay mel ni da nga koy voilà da nga koy dund et puis da ngay moytu
yu bari li ñuy jàngal peut-être même si wàllu julli yenn saay seytaane ñëw ci yow nga ne onze billahi mina sheytaani rajim tu vois yooyu ay mbir la yoo xamante ni ci émission yi lañ koy jëlee donc pour wax ne en plus de di leen wax information dañ leen di aussi yee ci ay mbir yu bari mu nekk ay ngëneel yoo xamante ni yéen ñi ñuy seetaan yéen a ngi koy rek daal di am mais ñun ñi aussi di présenter généralement émission yi di bokk kon ci rubrique yi ñu ngi koy daal di jëlee ci ngëneel en tout cas merci Oustaz Assane yàlla na yàlla saxal kon xam-xam bi mais aussi mu mel ne gudd fan ak wér ba ngay mën di ñu ko partager tout le temps amiin tey neexal naa la de tey neexal naa la tey moom amiin yàlla nañu ko yàlla defal ndax yonent yi li yàlla di wax si alquran rek ku si nekk rek ay jàngat la ku si nekk rek duñu si war a jàng sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne alquran bii ñii leen fi jiitu woon seen histoire mi ngi fi waaye itam li ngeen war a dundee tey mi ngi fi ak li leen di xaar ëllëg itam mi ngi fi boo ñëwoon si yonte yàlla Moussa incha allah semaine prochaine si la ñuy ñëw boobu tamit moo gën a tee daw yaram nga xam ne yàlla ay yonentam ku si nekk am na foo jaar ku si nekk am na loo jànkonteel ku si nekk am na loo dund waaye suñu borom subhanahu wa taala moo leen tànnal boppam def si ñoom la muy def si ñoom mais teewul léeg-léeg day mel nit ku toog di seetaan waaye seetaanul am lu mu bëggoon si ñoom waaye itam ñun ñii doon ñëw ëllëg ñu mën si jàngat lu bëree bëri ndax loolu moom mooy bokk na si li nga xamante ne si njëriñu alquran la kon yonent yàlla Yusuf alayhi salaam mu ngi noonu taaram moom jéggi woon na dayoo waaw taaram ndax keroog ba ko jamono kon ñi tudd Yusuf yëpp dañoo war a taaru waaye Yusuf monteur moom bàyyi tooñ jeena ba xam Yusuf baal ma fàttewoon naa woon naa gar mi ne woon naa bàyyi naa dootuma tooñati gar mi waxoon na ko ne balaa nga fay jógee di nga tooñaat Yusuf tey suba maa ngi dugg si buntu bi mu bëgg ma mbëkk xam nga tamit day tooñ xam nga keroog ndeysaan bañ ne waa jabaru buur bi moo bëggoon sàkku ci leen li ma dal xamu leen ko invité leen ñoom ñëpp ndeysaan alquran kay wax de waaw daal ne bu mu leen invité teg ñu teg plat yi ba war a lekk Yusuf jékki-jékki rek ni jëlee si benn kaw rek dugg ñoom ñëpp ku si nekk yàpp ba nga yoroon da nga defe ne sa loxo mooy yàpp yaa ngi koy mat ngay dagg sa loxo nan légende bi wax ni moom macha lillahi moo indi lii hada illa bashara non loolu légende légende waaw alquran la si suratul qiyama c'est ça na ko muy nga xam ne moom suñu pousse yeeg suñu empreinte yi si alquran waaw bal insaan am macha allah am na mu ko waxeeti noonu wax dëgg yàlla seetaan rek donc loolu dafa nekk la nga xamante ni Yusuf dafa yéeme woon mais noonu la dalee woon noonu la téye woon boolewul woon dara ak yi wax ndax li yaakaar naa ne bu doon tey jii nii ku mu dal balaa la ñuy wax rek béy moom ku ko laa rey nga wax lu set bu yuqu may na ko tey mu dem ba doon buur en tout cas merci beaucoup Oustaz